jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës ñaaxeen lanu fa nemmiku nag mooy kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàngalekat yi fi mu ne nii ña nga ca classe ubbi nañu tey ni ñu ko waxee woon matuwaay yëpp nag jël nañu ko ASC ak kuréelu soxna ya ñoom nag joxante nañu loxo rek ngir daal di génne kon ñax ya nekk ci biir daara yooyu waaye nag maire bu ñaaxeen ma ngay sàkku rek ci kilifa yi ñu xoolaat bu baax a baax loolee nga xamante ni moom mooy ñaaxee ndax lu soxal wàllu njàng ma gone yi dañuy am ay jafe-jafe dañuy teel a bàyyi sax li ko waral bokk na ci ñàkkum lycée étudiants yi tamit ñi ngi waajal seenub ubbite fële moom ca UCAD ñu gis nag étudiants yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fay jàngee te fekk baax ca Ziguinchor ña nga yëkk tey kàddu rek di ñaxtu bokk na ci jafe-jafe ñi jànkonteel ñàkkum néeg ca la nee nañ nag bourse ya doyul waaye dañu koy yeex a jot métti yooyu yëpp yëkkati nañu ko ci Ziguinchor ba ñuy rek waajal seenub ubbite lu soxal loole nag nga xamante ni ñu ngi koy ñaxtu ñoom étudiants yi bu yeboo rek seen xel dal ndax jiitu réew mi Macky Sall lam leen digoon keroog fukki fan ak juróom ci weeru mai gannaaw faatu nag Fallou Sène kon loolee fas nañu ko yéene rek jëfee bokk na ci yokk bourse yi waaye tamit gën a taxaw rek étudiants yi si seen i jafe-jafe directeur des bourses moom daal dinay rek dalal xel yi ci wàllu woowee ñu gis ni nag kii di Moussa Sy moom nag gën naa dëggal daal li nga xamante ni nii moom la wax te muy génn ci taxawu Dakar gannaaw nag wote yi nga xamante ne amaloon nañu ko ngir kuy wutu Khalifa Sall ñu gis ne nag kon dogoon na rek ak ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall tax na nag ab laaj samp ndax kii di Moussa Sy dafay bëgg a wutali affaire am déet daanu àddu ci leneen muy nag ñàkk bi nga xamante ne nii li ko tax a jóg mooy xeex jàngoroy cancer buy jàpp butitu njurukaay ñàkk boobee ñu gën ko xam ci garde à vue ñu bari nag ñu ngi koy laam-laamee ndax jàpp nañ ñi dafa may njeexital yu baaxul yu ci ne ci jigéen ñi ki nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu fegu gi ci ministère de la santé mi ngi ciy dalal xel yi amul lenn lu ñu cay tiit ci boobee ñàkk mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci doftal xët yu njëkk yi yéene kaay bu ngeen taaxee loo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak ubbiteb école tey jii jëmale nag ci jàngalekat yi ñoom tey jii rek la ñu amal seen ubbite ndongo yi nag ñu ngi koy xaar alxames jii di ñëw fële ca Ñaaxeen nekk ca département bu Tivaouane jàngalekat yi nag kon ña nga ca daara ya nañu ko waxee woon matuwaay yëpp nag jël nañu ko ngir ubbi tey jàng tey mën a antu ASC yi ak kuréelu soxna yi joxante loxo rek di setal daara ya di nag génne ñax ya fa nekk waaye maire bu Ñaaxeen moom ma ngay sàkku rek ci kilifa yi ñu dimbali leen bu baax a baax ca Ñaaxeen ndax ndongo yi dañuy faral di teel a bàyyi école li ko waral ñàkkub lycée ca la dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop Seylatir fii ci Ñaaxeen nekk ci département bu Tivaouane fii de daanaka lépp noppi na ngir ñu mën a am ubbi teg l'école gu mucc ay ASC ak ay groupement de femmes la ñu boole nag ñu dugg ci l'école yi di bay cour bi ak bale salle de classe yi ngir élèves yi mën a jàngi fii de mel na ni ubbi tey jàng tey lu wér la. am nañ fi fukki école élémentaire ak benn école franco-arabe waaye tamit mu jëm ci daara yi ndax am nañ fi ñeen fukki daara ak juróom jàng mi mooy suñu priorité école bu ci nekk ASC ba fa nekk na fa dem bay ko radu ko ubbi salle de classe yi nettoyé ko ranger waa table baay ba nga xam ne seen doom yi ak seen rakk yi bu ñu ñëwee ñoom dinañ mën a tàmbali concept ubbi tey jàng kay ñu ngi koy matérialiser élèves yi nañu dem le 4 yaakaar naa alxames lay dajeel. Ñaaxeen ñoom it nee nañ ay at a ngi ni ñuy sàkku ci nguur gi ñu utal leen ab lycée ndaxte élèves yu bëri am BFEM dañuy dem ci yeneen i gox di fa jàng ji te ñu ci bëri jafe-jafe ñuy am tax na dañuy teel a bàyyi l'école. bu ñu demee ba am seen BFEM wax dëgg yàlla pour ñu am fu ñu jàngee classe seconde bu ñu jàngee dafay xaw a doy waar. Cilmaxa moo fi am lycée 9 kilomètres la Pekes am na fi lycée 9 kilomètres la distance bi xëy na du bari mais famille d'accueil yi mooy poser problème ku nekk xam na ne jamono neexut bu ñu xasee ba génn année bi sax duñ ko far a àggale dañuy abandonné donc loolu jooytu nañ ko bind nañ fi ñu war a bind yëpp. inspecteur de l'éducation de la formation bu Tivaouane di Amadou Dia wax ne nag mbir mi rek daaju ci indi saafara. def naa si li ma war a def alors yóbbu naa ko au niveau du ministère léegi nag maa ngi xaar kilifa gi mooy ministère de l'éducation nationale bu ñu joxe avis rek incha allah daañu ko ubbi. école yeeg daara yi nekk ci Ñaaxeen daanaka ñoom ñëpp jot nañu ay jumtukaay ngir ñu mën a door seenam njàng.
Cheikh Anta Diop lu soxal jumtukaay yooyu fële ca commune bu Malicounda moom maire ba jël na ay matuwaay yu am solo fukki million ak juróom-ñett moom la daal di génne rek ngir ndongo yi bañ a am ay jafe-jafe ci wàllug fourniture loolee nag ngir dimbale leen ko foofee nag ca commune ba tey bu Malicounda ñuy wax nag ne lu ñu bëgg rek mooy fexe ba njàng mi ren du am benn jafe-jafe ñu teewlu maire ba Maguette Sène lay wuyoo ci micro Abdourahmane Diallo. concept jàng tey ubbi tey ñun dañ ko bëgg a def concept bu nekk réalité donc duñu xaar ba école ubbi ñu def ko ñu joxe fourniture yi duñu xaar ba weer après ouverture ñu koy joxe mais dañoo bëggoon avant enseignants yi di ubbi sax ñu joxe fourniture yi donc moo tax tey 1er octobre ñu jënd ay fourniture yu toll ci 18 millions de francs CFA jox ko directeur d'école yi woo parents d'élèves yi ñu fekke ko pour que véritablement ñu mën ko jox élèves yi à temps pour que parents yi ñu mën leen a jàppale ci fourniture ba woyofal ko bu baax ci seen kaw donc mu nekk nag programme boo xam ne bii daal ay at ñoo ngi koy def yàlla suturaal ñu ren tam ñu def ko donc effort bi commune bii def wax dëgg yàlla muy enseignants yi muy parents d'élèves yi war nañu cee gunge ba effort boobu feeñ ci résultat yi donc am nañ yaakaar ne loolu dina am parce que en tout cas 4 écoles yi nga xam ne am nañu moyenne ñeenti ordinateur portable yoo xam ne dinañ ko teg ci loxo directeur d'école yooyu pour récompenser leen ko te ñoo ngi ñaan bu déwénee bépp école bu am moyenne au delà ay ordinateur portable ñu xoolaat yeneen ni neexal yoo xam ne dañ ko teg ci loxo directeur d'école yi. ni ñu ko waxee ndongo yi nag alxames yi ñu dëgmal ci la ñu fas yéene rek ubbi étudiants yi ñoom it ñu ngi waajal seen ubbite fële ca Ziguinchor étudiants yi nga xamante ne nag ñoom ñooy jàngee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yëkkati nañu ay kàddu foofe laata ñuy yegg si Ndakaaru di wax rek li nga xamante ni moom moo leen métti di jafe-jafe ñuy jànkonteel ci wàllu njàng mi bokk na nag ci ñàkk yi nekk waaye nee ñu lu soxal wàllu bourse yi la ñuy fayeeku néew na la ca gën a métti nag balaa ñoo jot bourse daanu toltolaan ba sonn loolu yëpp nag bëgg nañu daal kilifa yi dimbali leen ci bu baax baax ñu teewlu Ali Diédhiou moo wax ci turu étudiants yooyu ci micro Boubacar Diassi. Étudiants qui ne sont pas boursiers. Il y a des étudiants qui ne logent pas, ils dorment dans les couloirs. boo seetee am na ay étudiants yu amul bourse am na it ñi ci amul fu ñuy fanaan ñi ci des dañuy wéy di xeex ndaxte seeni bourse dañuy tardé ci firnde kenn umpalewul ni am na ko ci ñàkk bakkanam wax dëgg yàlla jafe-jafe yu nekk UCAD ñëpp ko xam dañu bari te saa su ne ñu fàttali ko nguur gi am na sax ay jafe-jafe yu aju ci ñàkk kaaraange rawatina ci wàllu jàng ak jàngale saa su ne ñun ñuy xel suñu tànku tubéy ngir faj suñuy soxlay bopp Casamance nag am na ci ay étudiants yu bari am na ñu ci am benn appartement waaye li ci des ci UCAD si boppam la ñu nekk suñu borom jagleen nañu ren ñun ñoo gagné élection yi ba tax na ñu fexe ba képp ku bokk ci ñun am nga fi ngay dal wax dëgg yàlla léeg-léeg ñu ñaan dimbal ay autorité te Angélique bokk na ci ñu ñuy jàppale. Parce que tous les étudiants qui sont de Ziguinchor seraient logés donc à partir de notre quota et souvent on fait appel à des gens comme Aminata Angélique Manga et elle nous lu soxal bourse yooyu étudiants yi nag di jooy xel mën na cee dal ndax ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi diggé ba mu defee woon keroog nag ba fàllu seen faatu fële ca diwaanu ndax diggé yooyu nag bëgg nañu ko rek matale bu étudiants yi ubbee mu soxal bourse yi ñu ne woon dañu koy yokku directeur des bourses sax maa ngi cay dalal xel yi lu soxal tamit yeex a fayiku gi nee nañ jël nañ ci ay matuwaay ndax ñaare loolu mooy indi étudiants yi nag di xeexoo saa su ne di rayanteek kilifa yi ngir ñu fay leen seeni bourse Cheikh Hassana Fall. Digee boor la te yokkute gi njiitu réew mi diggoon étudiants yi ci seen bourse ci weeru mai bi ñu weesu nekk loo xam ne dinañ ci jot su école ubbee waaye dafa am fu ñu war a jaar. su ñu demee daal ba commencé fay li wóor étudiants yi ils seront payés au nouveau taux c'est-à-dire dinañ di jokkal li président bi leen diggee woon. fi ñu toll nii ci université yi kenn ci étudiants yi mooy lu bindu mois d'octobre yi parce que par ñu jàng li ñu def. dañu xool ñoo xam ne su fekkee woon defoon nañu examen bi ñu jàll wala bañ a jàll loolu du leen gàllankoor dara suñu commencé yooyu lay njëkk a fay. retard ci paiement bourse yi nekk loo xam ne yàgg nañ ko seetlu waaye suñu sukkandiku ci kàddu directeur des bourses lu ko waral lu yenn maanaa la. il faut juste dire que amul problème mobilisation xaalis dafa am parce que quoi qu'on puisse dire dañu fay tout le temps. booy mobiliser ay milliards. du parce que yow wàcc nga ci mbedd mi rek tout de suite ñu jox la xaalis bi dafa am fu jaar d'abord parce que bu dul loolu ku xam exactement xaalis public nu muy doxee mënoo tey rek wàcc ci mbedd jox la ay milliards yu jeex c'est parce que am na liggéey boo xam ne jotoon nañu ko def avant ngay wàcc ci mbedd mi. waaye ay précautions dinañ ko jël ngir mën a moytu yi ñu mel. jël nañu précautions yi yëpp parce que soo yokkee évidemment xaalis bi day yokk xam nga loolu bon évidemment dina am ay impact
mais neewal naa la impact boobu dañ ko calculer ba pare xam ñaata lay doon et puis c'est prévu on sait que dinañu dugal xaalis bu toll noonu loolu du am benn problème c'est déjà planifié tout ça. ci paiement bi ku nekk am na loo war a def bon su fekkee ne yàlla def na ñun ñëpp ñu taxaw ci xam naa peut-être que du ñàkk dootuñu am difficulté yi ñu amoon yu jàll yi daal. ginnaaw njombe gi amoon ci Ndar ak deewu Fallou Sène président Macky Sall ngir dakkal fitna yooyu diggoon ab augmentation ci bourse étudiants yi te fi ñu toll nii xel mën naa jàpp ne dina tenir promesse am. niñ ko waxee woon ci ndorteelu xibaar yi Moussa Sy nag la mu waxoon daal gën na koo dëggal loolee mu mel ni kon gën na koo jëmmal tamuy nag tekki ndombal tànkam ci ñaareelu adjoint maire bu Ndakaaru gannaaw loolu it mu wax ni moom génn na coalition taxawu Dakar loolee nag tax na ab laaj daal di sampu tamuy nag ndax Moussa Sy mi dafay bëgg a dem APR am déet mu ci mën a doon nag la ca kanam raw li gët ñu ñàkk ñu delsiwaat ci ñu àddu ci leneen lan moo indi médiateur de la République loolee nag bu ñu ko déggee jàppale ni ab charte la boo xamante ne nii ñi ngi ko wote woon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 1999 mu nekk nag charte boo xamante ne kon moom moo tënk médiateur de la République waaye loolu nag tax na daal ba ñu ne médiateur de la République boobu jàppale ni du caagante ne rek suñ ko fi bëggee jëlee dañ ko fii jëlee daf koy neex kay xëy na wala boobu mu doon koo xamante ne dafa tële ci liggéeyam waaye dafa mel ni nag am na lu ca yoon wax itamit muy njiitu réew mi Macky Sall mën na ko fee jëlee bu ñu sukkandikoo ci ay mbir yu leer naññi Cheikh Sadou Fall. loi 99 bu 29 janvier 1999 moo samp médiateur de la République moom moomee bu ñu déggee taxawaayam moo di rataxal ay diggante lu mel ni administration bu ñu sukkandikoo ci Fally Camara. dafay aménager relation diggante administré yi ak administration léegi bu administration am problème ak administré yi mën nañu def recours bu recours voie de recours yëpp jeex tak ñu saisir médiateur de la République par une réclamation ci réclamation bi le médiateur de la République da koy jël mu dem négocier ak état xool nan la mën a régler problème boobu te ñu ne ko boo ci paree automatiquement difficulté yëpp li nga am da ngay bind benn rapport nga jagle ko président de la République. loi boobu bu ko sampee tamit taxul ñu mën ko fi jëlee lu dul médiateur bi tële ci liggéeyam. loi bi dafa ne médiateur de la République mënuñu ko révoquer sauf bu fekkente ni dafa empêché c'est-à-dire maanaam amatul ay jumtukaayam pour liggéey amatul vraiment capacité pour liggéey su boobaa mun nañu collège bi mun na ko constater mooy président conseil constitutionnel mooy conseil d'état mooy cour de cassation mun nañ ko constater. waaye dafa mel ni njiitu réew mi am na ay sañ-sañ ngir jëlee ko fi bu ñu sukkandikoo ci ay mbir. président de la République tey am na 3 possibilités. pour révoquer médiateur bi première possibilité mooy li ma wax léegi c'est-à-dire que moom dafa violer obligation de réserve ak obligation de neutralité. deuxième cas de figure mooy président de la République am na sañ-sañ tey nee na loi bi nañ ko modifier amatuñu médiateur de la République mais défenseur des citoyens la ñu am donc bu changer titre boobu ki nekk médiateur de la République nekkatu ko parce que mandat médiateur de la République la am donc keneen mooy am mandat défenseur des citoyens ou bien troisième cas de figure président de la République am na possibilité tey di naan médiateur de la République amatul dans l'ordonnancement juridique. Sénégal wuute ak yeneen réew ci wàllu médiature ndax ab loi ordinaire moo ko samp loi boobu bu ñu ko fi jëlee daanaka médiature dañ koy neenal. dañuy wax ci wàllu parrainage bi fële ca diwaanu Louga nag ki nga xamante ni moom mooy Aminata Touré nekkoon fi njiitum jëwrin ma nga woon foofee nag ngir kon daal def liggéey ba ci wàllu parrainage bi tamuy nag gën a dooleel candidat Macky Sall foofee nag rafetlu na liggéey bi nga xamante ne responsable locaux yi ñoo ngi ko fay amal waaye la mu wax nag mooy lu toll ci juróom-benn fukki junni kon ci xaatim am nañu ko foofee ca diwaanu Louga ma ngay sàkku nag kon ci kilifa yi ñu gën a joxante loxo ndax solo si tey rek mooy seenu candidat am ndam dañ ci ànd ak Thierno Fall. mboolem responsable APR ak Benno Bokk Yaakaar ci région bu Louga teewe woon ndaje mi nga xamee ni délégué régional bi moo ko woote woon ngir dalal ndawal président Macky Sall ci parrainage bi. tey tax nga ak parrainage bi ba retrouvé waat nañu la région de Louga avec ses 3 départements le département de Linguère ma bëgg ngeen tàccu leen bu baax a baax. le département de Kébémer ma bëgg ngeen tàccu leen bu baax a baax
le département de Louga. ndaje mi nag lu ko taxoon a jóg mooy xayma fi ñu toll ci liggéey bu ñeel wàllum parrainage mi fii nag lu ëpp 60 000 signatures moom la ñu déclaré ni seen candidat amagu na ko. wax naa leen ko li newoon ci kees yi te compté guñu li jot a ñëw plus de 60 000 la am na ci communes yoo xam ne yegg si nañu compté guñu leen fii léegi fin de la semaine am nañu yaakaar ne dinañu war a mën a nekk 70 000 donc région wu Louga rek war naa mën a jox 1% yi président di wut ñu am ci mbégte di continuer encourager les responsables ñu liggéey derrière leur délégué régional jàppale ko madame Aminata Mbengue Ndiaye di soxna soo xam ne kenn du ko présenté ci Sénégal. muy lim bu nga xamee ni nag ñii di maire département bu Louga jàpp nañ ni seen cër am na ci doole. en tout cas coordination départementale bi derrière le ministre Moustapha Diop muy liggéeyal le président Macky Sall ñun dajale nañ signature yi ñu waroon dajale te loolu dañ ciy remercier le ministre def na ci ay moyens. collecteurs yi dugg nañ ci terrain yi maires yi jàpp nañ ci guddeeg bëccëg ba tey au moins on a 95% de collecte pour le département de Louga lépp lu ñu waroon def nañ ko ñu ngi liggéey amuñu problème ak kenn le président décidé loolu la ñu àndal mais politique terrain la base la ku nekk moo xam ni muy organiser zone am. ci centre culturel bu Louga nag la ñu dalaloon madame la déléguée nationale ci teewaayu mbooloo mu takku nga xamee ni fu na la ñu bàyyeekoo ci ñetti département yu région bu Louga. Thierno Fall ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ñu dem ba fële ca diwaanu Ndar Géej ak li nga xamante ni jëm na ci wàllug mbay ma foofee ñu ne nag kër gi di Senelec nag am na ab financement boo xamante ne def na ko fa toll na ci ñetti téeméeri millions ak juróom fukk ci suñu koppar ñu ne nag xaalis boobu tax na tey ba lu bari nag ca suuf sa foofee ñu mën caa jote ba di ca bay muy nag lu am solo Gora Lo mi nga xamante ne ni moom moo jiite mouvement bi ñu yaakaar takku suqali waalo doon it directeur affaires juridiques bu Senelec moom nag moo taxaw ca liggéey boobee bu weesoo loolu tamit ñu ne am na loo xamante ne ñi ngi koy waajal foofee tamuy nag fexe ba diwaan ba mën a jote ci ab usine boo xamante ne ni ci wàllu tamaate ci lay yëngu ñu teewlu ko moom Gora Lo ci micro Ousseynou Diop. xëy la défi emploi défi jafe-jafe adduna yi défi mooy défi yi nga xam ne moom la Sénégal yëpp di gàllankoor waaye yàlla dafa def Dagana teeru bay la bay rek nañu xam kon donc lépp lu leen mën jàppale si bay rek nañu ko mën def loolu la Mouhamadou Makhtar si def di jóg pour ñu taxaw si tànk yooyu centrale solaire bu nekk bi bu ñuy créé bi fii à Dagana c'est si objectif boobu nañ ko inscrire pour permettre aux paysans de réduire leur facture d'électricité mu doon un exemple à travers l'Afrique parce que dañ koy wax amul fenn si Afrique mi ngi doog a am une centrale solaire bu permettre à des paysans d'irriguer plus de 600 hectares xam nga loolu quand même donc du projet bu ndaw projet boobu dépasse na 350 millions d'investissement bu ñu def fii si Dagana pour le bien-être de tous les paysans pour permettre l'agrobusiness mu développer le premier ministre wax naa ko léegi fàttali na si forum bu ñu defoon si Waalo que ñi ngi si liggéey di si taxaw pour ubbi SNTE bi pour le bénéfice des Daganois. Ça va permettre aussi de relever les défis que me pose mooy défi emploi, permettre aux jeunes aussi de retrouver leur ñu àddu ci leneen muy nag ñàkk bi nga xamante ni kon génne nañu ko ba yàgg ci atum 2015 la woon la ko tax a jóg nag mooy xeex jàngoro yi cancer rawatina ak bi jàpp butitu njurukaay ñu koy faral di defal lu bare bari gone yi jigéen yi jàppale ni ñàkk boobu nag am na ñoo xamante ne ña nga cay am xel ñaar ndax dañu jàpp rek ni xëy na am na ay musiba yoo xamante ni mi ngi koy indil jigéen ñi directeur bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu fegu gi ci ministère de la santé mi ngi ciy dalal xele bu baax a baax lu soxal ñàkk boobu nag bu ci kenn am lu mu cay ragal Fatoumata Touré. Gardasil nekk vaccin ngir rek daal di xeex cancer du col de l'utérus waaye nag niñ koy jëfandikoo daal di tey xel loolu nag moo waral ñu bëgg jàpp ni rek dafa bëri ay effets secondaires waaye nag ab laaj samp di xamale ni ndax dëgg-dëgg rek loolu moo am. biñ ko fi dugalee ba léegi lu ëpp 100 000 doses maanaam ñaari téeméeri junniy doses administré nañ ko mais gisuñ ci benn effet boo xam ne ni effet bu baaxul la ci xale yi donc moo tax ñun wax yooyu li ñu xam mooy vaccin bi mooy vaccin boo xam ne dañ ko organisation mondiale de la santé maanaam ñi nga xam ne ñooy saytu wér-gu-yaram ci àddina bi organisation bi ñoom ñoo garanti ne vaccin bi wóor la mais vaccin bu efficace la. amul sax benn risque waaye nag ngir mu gën a efficace dañ ko jagleel tout tànk yi. waaw vaccin bi ñi ngi ko jagleel mooy xale yu jigéen yi ñi nga xam ne ñi ngi am juróom-ñeenti at
pour le moment à partir de juróom-ñeenti at boo gisee aussi ñu jagleel leen ko parce que vaccin bi li muy xeex mooy infection bi ñuy wax papillomavirus bi nga xam ne mooy joxe cancer du col doomu jàngoro boobu ñu ngi koy jëlee ci sëy donc moo tax ñu ne nañ ñàkk xale yi bala ñoo commencé sëy. ngir cancer du col de l'utérus daal fiy jóge ba faw waajur yi nag tàllal nañ leen loxo ngir rekk ñu jàpp ci xeex bi. Ce qu'on recommande c'est que toutes les. ñun lu ñuy digal waajur yi mooy nañu jël lépp loo xam ne disposition la ba weeru novembre bi seen doom yu jigéen yi am juróom-ñeenti at yi ñu yóbbu leen ci unité de vaccination yi ñu ñàkk leen. dans toutes les unités de vaccination du pays. ci mois de novembre bii di ñëw campagne vaccination ngir rek xeex cancer du col de l'utérus dinañ ko amal campagne primaire bi daal di door depuis 2005 ñu daal di ñàkk rek téeméeri junni ndaw ministère de la santé nag moom jàpp ni rek chiffre yooyu doon na lu baax. Fatoumata Touré ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu delluwaat ci màggal ak Touba gi ñi wàcc bi yoon nag wax ci comité d'organisation bi comité boobee nu ñu ko waxee nag ki nga xamante ni mooy wax ci turu xalif général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre delsi na ci solo sa comité boobee nga xamante ne ni moom lañu ko dénk ci atum 2008 ba tey loolee nag ñu defoon ko ci ndigalub Serigne Bara Mbacké la woon wax na nag solo sa comité boobu bu weesoloo tamit daal dina rek kon delloo njukkal xalif général des Mourides bi fi nekk jamono ji Serigne Bass Abdou Khadre ak Chérif Dia Hamza Diallo ci caméra bi. yàlla def nag mu njëkk nekk xalif Serigne Touba ci ay satam mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom la ko suñu borom jagleel moom ci boppam nag ci xalaatam moo taxawal lii ñu tuddee tey kuréel bii di saytu màggal gi mooy comité bi ba moo koy wax itam daa fekk ma génn ñëwuma fi gouverneur bu Ndiaye ñëw indil ko kayit yi CRD mu tëye ko ba mu agsi mu jox ma kayit yi ma ko joxee xamul lu mu doon mu ne màggal gaa ñu noonu ci sa loxo daane ba itam nag ci kanamu ak njabootam kenn nag digaluma ko nag Sëñ Bass Abdou Khadre suñu fekkee na Sëñ Tuubaa ma la joxoon daane ma nag bu ci xalaat dara ndam rek nga ci am 2008 ma dem Cheikh fekk Cheikh Mountakha mi tey ci mbul leeral ko ko yëgal ko ko ndax mooy jëwriñu sëñ boobu mu rafetlu ko ñaan ci ajjuma sa mu xëy suba teel ànd ak Cheikh Mouhamadou Bachir mu Cheikh Mouhamadou Fadil ñëw ci Sëñ Bara siyaare sa ko Sëñ Bara leeral ko ko ne ko maa ko jox ndigal mu taxaw ci wax ak bokk yi ndax loolu yombutoon joxe ci ndigal ànd ko ñun daan ma tey de bala maa amoon li ma gën a bëgg ma tolloon ci ndaw ba topp ci sa ginnaaw bi la liggéeyal ba nga am ndam ci liggéey kon tey ndam ñu ci am rek ak fu liggéey bi àgg ginnaaw bu ñu santee suñu kilifa yu baax yi faaw ñu sant ko ci bu baax. tàggat yaram ak Jeux olympiques de la jeunesse bi Sénégal di waajal ci atum 2022 la ñu fas yéene ko nag amal fii ñu ne nag xeexoo boobu daal ci wàllu tàggat yaram Sénégal war naa def kéemtalaay kàttanam ndax bu weesoo kon amal gi rek war nañu tamit fexe ba am ay médailles te am ay médailles nag bokk na ci dooleel ndaw ñi ci wàllu tàggat yaram te dooleel ndaw ñi tamit faaw ñu dugg ci biir daara yi gën a nag xeex wàllu tàggat yaram bi maanaam dooleel li nga xamante ne rek moom mooy politique bi Cheikh Sadibou Diarra. ci atum 2022 ñu amal ko fii ci Sénégal loolu léegi mu antu mu nekk lu mën a amal njëriñ réew mi ci fànn yu bëri. donc booy organiser daanaka di nga am ay infrastructure di nga am ay hôtel yu doy parce que dina toll 3000 à 4000 athlètes. li ñuy sumb li ñuy commencé di liggéey buñ ci continuer mun nañu bañ a yem ci organisation rek mun nañu aussi am ci lu ñuy woowee benn médaille. loo xam ne dina gën a encore yokk image du Sénégal. kii dalal événement bi jël ay raaya bokk na ci lu tax ñu mën a wax ni organisation bi mucc na ayib loolu tax na taxawal projet sportif doon na lu am solo. ñu xool ne par exemple discipline yi la ñu war a ñun mën a amee chance wala discipline yi la ñu war a participer ñu xool par exemple ñu ne ñun 30 participants la ñu am wala 40 wala 50 ñoom ñooy xam ñu ne 50 yi on va y mettre
au moins les moyens pour les préparer parce que d'ici 4 ans la du ñu organiser dama bëgg bu ñu organiser ñu am ay médailles aussi parce que benn médaille olympique la ñu fa am muy Amadou Diaba te ñaan nañu yàlla aussi am ci xale yi ñu ne kat diw bi moo fi njëkk indi médaille olympique en or wala argent wala bronze. ñii di bokk ci jongante bi seen at mu ngi toll ci fukki at ak juróom ba fukki at ak juróom-ñett ba tax na politique sport scolaire nekk lu mënul ñàkk. ñu mettre sur pied lu ñuy wax un comité national provisoire du sport scolaire un comité national sport provisoire du sport universitaire te ñaari comité yooyu bu ñu defee seen évaluation dañuy déboucher sur des fédérations yi dañuy am autonomie pour développer le sport scolaire ak le sport universitaire soo xoolee depuis ñeenti at dans toutes les capitales dans tous les départements du Sénégal ñu ngi fay organiser des finales régionales ak ay finales départementales IASI loolu moo lay won ne IASI mi ngi dundaat. Il faudrait aussi qu'au niveau des directions techniques nationales ñu am un plan programme pour au moins préparer 2022. candidature bu Sénégal moom la ñuy jiite CIO jàppale ñuy xaarandi décision finale bi ñu koy xamle juróom-ñetti fan ci weeru octobre bi ci Argentine. jaajëfal Cheikh Sadibou Diarra ñu ànd yër xëtu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. ci la ngeen jëf l'observateur ak soleil national xëy nañu séddoo meerum Ndakaaru di Soham Wardini ku ci nekk ci ñoom ñaari yéenekaay yi yaa ngi ñuy wax li nga xam ci madame le maire l'observateur nañu ngir xam nit da ngay dellu ca fa mu gimmee Soham Wardini ma nga fekk baax ca Saloum ci dëkk bu ñu naan Lat Mbengue l'observateur xëy fa dem seeti ay mbokkam ñu nitili ko lu bari ci Soham Wardini ak ndawam ca dëkk ba ni mu ñàkkee ñaari waajuram li ko dugal ci wàllu politique jamono ji muy doon miss ba ci sax ni ko benn borom alal bu siiw bu dëkkee Kaolack bëggee woon a takk lépp journal bi di l'observateur xëy nañu ko wax l'observateur pare ci madame la maire Soham El Wardini soleil national jël xamal ñu ne moom Soham Wardini Saalum la bu am personnalité ay maamam Liban la ñu jóge waaye moom Lat Mbengue ga ca Saalum fa la juddoo ci atum 1952 ba mu ciy toll nag ab taaram ñépp ko daan waxtaane boole jekk ak ceketeeg jongoma soleil national wax nañu leen nit ci ay jaar-jaari politique am politique ba tey ak yéenekaay yu bari ñu xëy xamal ne ànduk Moussa Sy ak Khalifa Sall ànd ba dakk na ànd ba yem na fa bokk na ci Le Quotidien mi xëy bind ci xëta mu njëkk c'est fini journal bi boole ko kadduy Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies muy dëggal loolee nee na li taxoon mu samp ndëndam bëggoon a wutu Khalifa Ababacar Sall ca bopp maire bu Ndakaaru moo di dafa bëggoon a wan gaañ ne ànd bi jeex na foofee la ko yemale day dem yoonam féel yoonu boppam xàcc woo gis wërsëgu waay la ndax ministre d'État Mbaye Ndiaye mi ngi ñuy xamal ci xët mu njëkku yéenekaay bii di Le Quotidien ne bëgg-bëgg moo di gis Moussa Sy mu ñëw APR ànd ak ñoom anki dina kay nañu coalition taxawu Ndakaaru moo nekk ci lëndam jamono yi ñu toll ndax fal gi ñu fal Soham Wardini mu doon maire bu Ndakaaru wutu Khalifa Sall ca bopp maire ba dafa feeñal ñaaxo yam ci coalition taxawu Dakar kii di Moussa Sy ak bande jobit ni ñu doxalee dafa ñëw yokku ci xar mi karaw ci liy xaar coalition taxawu Ndakaaru ci élection yi di ñëw Pierre Goudiaby Atepa xëy di waxtaan ak wàlla Sénégal yi nee na leen kii di Khalifa Ababacar Sall fa mu nekk mu di ci kaso ba foofee du palaasam ka mu fa nekkandooloon te mu génn bàyyi ko fa di Barthélémy Diaz maire bu Mermoz Sacré-Cœur Les Échos nee nañu ma nga woon ca kër yaay Khalifa Sall da koo seeti woon maire bi da koo gis rek xolam sori mu tàmbalee jooy rawatina bi ko Barthélémy Diaz ne ba ma nekkee ca kaso ba li tax ba yox yu ma benn yoon ginnaaw yàlla Khalifa Sall la Karim Wade ak bokkam ci wootey présidentielle yi 2019 yi heure bu ñu xëyee muy gën di photo ñoo ko takk suuf Sud Quotidien nañu ab candidature moom Karim Wade doy na waar lool ndax nee nañu bu tegee tànkam ci réew mi te fayul téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett yi ñu ko alamaane bu naan cëpp ci réew mi ñu koy jël yóbbu ca kaso ba ku mel noone nag bu taxawee ne candidat lay doon ci élection yi loolee mooy njaw des naw xambin ki xaarul ki ko xambal ma ngay xambal boppam source a nañu moo di maître Madické Niang Madické soobu na ci présidentielle 2019 yi doon ca candidat soobu na ci présidentielle 2019 yi candidat la cay doon Les Échos nañu démb la demoon Touba wuti ji ndigal xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou jox na ko ndigal la Sud Quotidien nañu Madické Touba lay defaroo waa kër Macky Sall yi ñoom ñoo ngay defaru bu baax a baax L'Observateur nañu weer rek ginnaaw bu ñu tàmbalee campagne bi jëm ci wàllu parrainage ñi fare ci nguur gi ñoom waxatuñu dara rawatina ci diwaanu Louga ne dajale nañu fa 60 000 signatures te dara xewagul démb la ñu ko jox Aminata Touré mi coordinatrice nationale gi ñu sant mu dajale parrainage su Macky Sall yi Aminata Touré ne ñu ci la Sénégal fii ci Louga am nañu fi 60 000 signatures libération nañu bu ñu amee ay signatures yi ñu toll nañu ko santé maire bu Louga di Moustapha Diop ndax ci signatures yooyee 46 000 yëpp maire yu département bu Louga ñu ànd ak Moustapha Diop dajale ko L'Observateur nañu te nag moom Moustapha Diop bi muy jox Aminata Mbengue Ndiaye keesi signatures yi xamal na ko ne mbir yi des na ndax gaañi ñoo ngi ci terrain bi ba léegi nañu waxtaane réew mi jax-jaxe fu nekk ak Direct Info
mi ñu xëy xamal ne xultu yeeg ñaxtu yeeg njàmbat yi ñoo ngi ci boor bu nekk syndicat gi jaboote ñi yëngu ci wàllu justice ñoo ngi ci ñaxtu yeeg njàmbat yi te suñu moytuwul jàngalekat yi dinañu ci wàll si Walfadjri nañu Macky Sall jommi la def ndax xultu yeeg ñaxtu yi ko daree boor bu nekk Birane Ndour directeur général adjoint bu groupe Futurs Médias moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur gars yi ñu dégg ñu naan ñoo ngi jóge groupe Futurs Médias di dem ci yeneen i groupe saa yu xëyee dégg na ni dem na Birane Ndour xëy na indi ay leeral ci l'Observateur nee na ñooñee dem seenug dem gisoon nañu ko ñoo ngi doon xaar ñu dem mënuñu leen a téye nag mënuñu lu dul respecter seeni choix ñun dinañu def suñ kemtalaay kàttan bali askan wi di xaar ci ñun ñu matal ko léegi ko nañu la xew kër Youssou Ndour du jàmm gaañaa ngay fàq rek wutali guy gu rëy gi mu di Baobab Média ca ñoom Mamoudou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop journal Les Échos nañu xibaar biñ ci mujjee am moo di Antoine Diouf ma nekkoon directeur rédaction RFM Khalifa Diakhaté ma woon ca télévision Futurs Médias mi ngi Maram Ndiaye ak Adama Anouchka ba doonoon reporter ca RFM ak technicien bii di Serigne Saliou dem nañu. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar bi mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalul jàmm.